defu ci turu ñi mu woo maanaam defu ci parti réew mi wala coalition nangam wala defu ci dara cher compatriote rek la wax maanaam ku mu dajal rek mën na la cee jox benn njiitu réew nag du liggéeyee noonu mooy woote sa pale kay ci ngay woo war nga leen a xam ki ko fi indi itam nee na xamuloon suñu adresse ma ni xanaa ministre de l'intérieur boole wuñu ko ci yëf parce que ministre de l'intérieur warula umpule adresse parti politique ci réew mi donc loolu yëpp day wane ni lu ñu patamee la maanaam loo xam te njiit warul di dogal ci kaw émotion wala maanaam sa xol sedd wala sa xol tàng rek nga tëb def dara loolu njiit moomu ko njiit dafa war a nekk dal rek même bu bëggee dara lool day teey jox ko ñi ko war a organiser ñoom Bruno Diatta nga fa ñoom Mankeur Ndiaye nga fa yàgg na noo organiser ay ndaje yu ne ak ministre de l'intérieur ñu jox leen ko leen dajal leen ko waxtaan leen ak nit ñi ba ñëpp d'accord luñ ci yàkkamti guerre amul réew mi tàkkul jarul paraxee mën nañ koo waxtaane puisque dialogue lu baax ñaareel bi ñun réew mi dañoo waxoon ne duñu bokk ci dialogue boo xam ni fa nuy dialogué ña cay teew xamuñu ko te nekkul kuréel gu ñu tëral ba pare jox ko sañ-sañ looloo tax ñu proposé woon kuréel gu ñu tudde conseil suprême de la république conseil suprême boobu nag tekkiwul ne dañuy jël kuréel gi teg ko ci kaw boppu njiitu réew mi dara du ko tiim mooy yilif réew te dañ ko fal moo tax mu yilif du jëmmi Macky Sall wala jëmmi Ablaye Wade wala jëmmi Abdou Diouf wala jëmmi Senghor moo am importance jëmmi nit ñi nekk Sénégal te moom ko jël seen kóoluteef ak seen yaakaar dugal ko ci seen bulletin de vote jox leen réew mi yooyee jëmm moom la ñu war a xool ci kii toog jiite réew loolaa am solo donc ñooñu bu ñu leen xisee fal rek loola la ñuy représenté te Macky Sall dañ koo fal ci 65%. man mii sama njaboot am na ñu ci d'accord loolu mais pour sàmm sama kàddu dama ne nañ ko woteel pour que troisième mandat Ablaye Wade bañ koo am pour que dévolution monarchique du pouvoir bañ a am ba mu ñëwee sama kër di wut si sama jàppale dama ko ni jaruloon ngay ñëw ndax du sa jëmm ji lay jàppale sama parole bi ma wax laay sàmm maa waxoon ni ku jiitu rek yow lay woteel donc loolu mooy li am solo njiitu réew dafa diis léegi nag xëy na président Macky Sall mu ngi koy soog a xam yeex na nag ñeenti at am na occasion yu bari yu mu waroon a mën a woote waxtaan bi muy def acte 3 décentralisation mënoon naa woote waxtaan bi muy def référendum bi mënoon naa woote waxtaan bi mu ne day yónni sunuy soldat ca Arabie Saoudite mënoon naa woote waxtaan puisque ba léegi soldat yaa ngi demuñu fenn ana 2100 soldats yi waroon na def jàmbaar yi ku xam fu ñu nekk ak ba mu ko waxee léegi yëngal réew mi yónnee ci kilifa diine yi damaa war a aari Kaaba ga pour ñu ne est-ce que yaru ko non Kaaba ga lay aar jàmbat problème day waroon na woote waxtaan donc loolu laa wax ni loolu laay ñaawlu loolu laay ŋaañ mais dialogue bi moom lu baax a baax a baax bu ñu taxawalee kuréel goo xam ni dañ koy jox sañ-sañ ne ko yow kuréel gii yaay woote dialogue bi mën ngaa woo nag président de la république mu ñëw ubbil la waxtaan wi wax li mu ci bëgg moom wante kuréel gi ku mus a nekk njiitu réew da nga ciy bokk tey dund ku mus a nekk premier ministre da nga ciy bokk tey dund ku mus a nekk président assemblée nationale da nga ciy bokk sénégalais bu mus a jiitee kuréel ci àddina bi maanaam UNESCO wala nga nekkoon numéro 2 de l'ONU ku mel ni Ibrahima Fall wala général Babacar Gaye wala ñu mel noonu da nga ciy bokk ku musoon a nekk ministre de la justice da nga ciy bokk tàmbalee ko ci ñoom Ousmane Camara ñëpp dañ leen di woo ku musoon a yor armée bi da nga ciy bokk général bu nekkoon chef d'état-major ku mus a yor gendarmerie bi da nga ciy bokk ku mus a yor jiite police bi da nga ciy bokk ku mus a ku nekk ndawul xalif général ci dëkk bi da nga ciy bokk ndax ñun ñëpp bu ñu jaaxlee ci ñoom la ñuy dem di wax naan bu fi
maam Abdou nekkoon nag bu fi sëñ Fall bu nekkoon nag non ñu ngi fi ba léegi xëy na ni ñu war a def jëflanteeg ñoom ba ñu sañ a tàbbal seen làmmiñ ci li ñuy dox loola xëy na tumuranke donc ñooñu seeni ndaw ñëw toog kuréel googa ku fa dem journalistes yi ñëw toog seen syndicat boobu yore taskatu xibaar yi parce que dafa am importance que ngeen toog pour que bu ñu waxtaanee lu ñu war a def ak waa Gambie pour suñu digganteeg ñoom ratax ngeen xam fi ngeen ci war a yem bu ngeen ciy rendre compte bu ñu waree wax nu ñuy def ba terroristes yi jóge Mali wala soldats yi nu ñuy def ba yónni leen yooya du waxtaanu mbedd du waxtaanu grand place donc société civile bi intellectuelle yi dañoo war a ñëw toog syndicats yi ñëw toog comme ça bu fekkente ni ci kuréel boobu nee nañ leen waaw yéen enseignants yi yéen a ngi grève wax lu leen naqari wante classement université Ndakaaru bii ci classement mondial bi am dafa nërmeelu lu tax ngeen dem léegi 29e place ndaare daanaka lu tax wax leen ñu lu tax ah am na ku ma ci waxal d'ailleurs mu ne ma li tax daal lu yomb la étudiants yi dañoo yokk bu jéggi dayoo ñun professeurs yi ñu war leen a encadrer te yokkuñu limu professeurs yi donc temps bi ñu war a am pour def recherche def publication nga xam ni loolu mooy critère bii tax suñu classement wu université yëpp amatuñ ko looloo tax ñu dellu ginnaaw Afrique du Sud Kenya ñooñu di ñu ram ma ne leen waaw gone yi bi ñuy jongante ci mathématique ci olympiade yi ñun amuñu prix daanaka ci prix bronze la ñu am hein